man la Xabane Fall nekk représentant Pastef fële ci Darou Nahim ci département de Mbacké. yaa ngi jógee ci Darou Nahim tey ñuy def benn don de sang fii ci Mbacké mooy waa Pastef ñu gis seen président njëkkee ko tey geste bi. waaw geste patriotique la geste bu noble la aussi ndaxte lu toll ne deret nga maye ko ñu yóbbu ko ci banque de sang yi parce que comme ni ñu koy faral di waxee rek chaque jour nga gis ñoo xam ne dañuy nekk jóge ci ay accident manque deret wala ñu am problème mel noonu kon donc lii geste patriotique la boo xam ne képp ku citoyen rek war nga ko mën a def ok. tey ñu gis président Ousmane Sonko ne ndaw ñi nañu dem ci tool yi yéen nga xam ne yéen a ngi dëkk Darou Nahim côté village yi nan ngeen koy waajale. waaw loolu moom président dafa fekk sax ñun ñu pare taxaw di ko xaar fekkoon na ñun ñu jël suñuy devant jëloon intention ak décision dem ci àll bi parce que ku ne xam na ne loolu mooy soqali am réew muy dem ci deux pattes yooyu rek muy entreprise ak agriculture industrie agriculture te donc bu Ousmane Sonko jógee pour jël décision ànd si ak ñun fierté lay doon si ñun en plus suñu xol da ci sedd aussi ñu mën a am engagement ak abnégation ànd ak moom ci boobu décision mu jël dama koy rafetlu quoi. tey mën nañu xam ñaata nit ñoo accès gum pour fii ci Mbacké pour maye deret wala xamagu leen lim bi. waaw actuellement nii ñoo ngi ci 30 personnes déjà 30 mayeegul nañ te espérons que fii ak 13h 14h mën nañu atteindre seuil bi nga xamante ni jàpp nañu war nañ ko mën a am ci nombre de personnes bu maye fii deret quoi. Darou Nahim ñaata nit ñoo fi jóge pour ñëw fii ci Pastef bu Mbacké pour maye si deret. waaw actuellement nii moom ñëwaguñu moom accès guñu mais defoon na information bi jàlloon na. jàpp naa ne am na ñoo xam ne ñu ngi fii à Mbacké ñu ngi Darou Nahim dëkk mais ñu ngi résider actuellement nii à Mbacké te jàpp naa ne danañ d'ici 13h danañ ñëw. geste bu noble bi de mun nañ ne ñëpp la war ndax dañuy sensibilisation rek la ñuy joxe waale surtout man lii dafay wane ne dem maye deret épargne wuñu ko kenn xanaa ku am feebar wala nga amu poids bi ñu laaj wala âge bi mais à part loolu dañuy wax sénégalais yëpp ñu ñëw amul kii dafa am handicap amul leneen. waaw la preuve que mu ngi nii maa ngi nii te dama déplacé wu ñëw joxe sama deret pour dimbale suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yi di soxla deret suñu président nag du affaire nag Pastef affaire Sénégal yëpp la mais suñu président nag moom comme ci yii lay dox wax dëgg yàlla moom moo ko diglee bi mu ko diglee ba pare diglee ko toog këram daf ko diglee ba pare dem defi geste bi ñun tamit ñëw toppandoo ko mais nag woowuñu Pastef kese Sénégal yëpp la ñuy woo ñëpp pour ñu ñëw maye deret dimbale suñu mbokk yi tëdd ci lalu hôpital yi ndax wax dëgg yàlla acte bu noble la acte citoyen la acte patriotique la tamit di nga ci am tiyaaba bu rëy ndax ñi ngay xettali. yenn saa nga gis ñoo xam ne dañu naan suñuy cër matul bokkuñu ci maye deret wala bokkuñu ci yenn jëfin yi ndax tey doo wax sa morom yi nga xam ne ay handicapé lañ ñu xam ne dimbale sa réew ñëpp la wax. waaw loolu moom dëgg la xam nga am na ñoo xam ne bu ñu amee handicap rek dañuy xeeb seen bopp wala dañuy foog ne seen place mu ngi ci tali bi dem di yalwaan wala ñuy xaar ku leen dimbali alors que du loolu handicap ci bopp la nekk mën nga am handicap physiquement mais yow nga gën a am ëpp xel ki nga xam ne dafa toog yor ay tànkam di dox handicap ci bopp la nekk ndax ni tànk yaa ngi sa xel di xalaat lu bëri kon manqué woo dara loolu nag moo tax léegi nag maa ngi ñaan képp koo xam ne rek même bu dul don de sang bi sax yaa ngi am handicap mais ngay participer ci sa développement réew di xalaat bañ a toog di xaar ndax ki ñaan ak ay yalwaan moo war a mujj ci dundu doomu aadama nit dafa war a gëm boppam nit dafa war a di am ambition di xalaat tamit lu bëri ndax lii jombul kenn yàlla moom mooy def li ko neex mooy choisir kii ne day dox ay tànkam moo choisir kenn nii la koy def
lu mu def rek da nga koy nangu mais soo ko nangu ba pare nag da nga koy def da ngay yaatal sa xol ibbi sa xol fexe ba jaxasoo ak nit ñi man moom awma ci benn problème man maa ngi biir Pastef macha allah nekk ak sama ay sœurs frères et sœurs patriotes yi nga xamante ni jàppewuñ ma kon nen damay nekk ci seen biir di bokk ci décision yi ñuy jël di waxtaan ñu may laaj seen xalaat di ma bàyyi xel ma nekk fa di wax dëgg yàlla macha allah amu fa benn problème. faaw ñu porox ndool ci le Ousmane Sonko ne na ndaw ñi delluwaat ci tool yi rawatina waa Pastef yéen nu leen koy waajale ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax ñu ngi koy waajal déjà boo duggee ci panel yi tey ñëpp ñu ngi organisé wu ñii ngay jëm Saint-Louis ñii nga jëm ay Fatick ñii nga jëm feneen ak feneen ndax booy xool vacances da nga daan gis ni dañ daan di organiser ay nawetaan sax baax na ndax sport la mais da nga daan gis kuy organiser ay fecc ak ay sabar ak ay yu kenn xamul. léegi loolu nag ñun Sénégal dañu toll fi nga xamante ni loolu dañ ko war a dépasser ndax dañu nekk ci réew mu métti war nañ dépasser fo fi mu ne lu ñuy jëmale kanam lañ bëgg tey ku ci mel ni étudiants yi wala élèves yi wala ñi nga xam ne période nawet seen liggéey day xaw a wàññeeku surtout ouvrier yi nañ dem ci tool yi ñu bay suñu paree loolu ñu fay récolter suñu paree suñ ko jaayee dina am leneen lu mu leen mën a jëriñ en plus tamit kii lay doon maanaam kii lay doon loo geste bu rafet lay doon ba pare xale yi nekk ci suñu ginnaaw su ëllëgee seen xel dinañ ko commencé di génn ci loolu mais tant que vacances bi ngi jot nit ñi di dellu ci foom yi lii du fi mës a jóg léegi nag Pastef nag dafa jóg ak Ousmane Sonko ne la loolu daf ko fi bëgg a dindi te wax na dëgg fi ne ni Sénégal tollatoon fu ñuy foo ndax dëkk tant que ñu ngi foo rek du dellu du dem ginnaaw du jëm kanam day dellu ginnaaw rek. Ahmad Mbacké Ba représentant Pastef commune bu Kayel. waaw ni ñu ko jàngatee ma xanaa kontaan ci d'abord aussi di saluer peut-être lancement initiative don de sang au niveau pour les patriotes commune bu Mbacké ndax ñun ñëpp xam nañu fi ñu toll nii mbir mi xaw naa compliqué ci banque de sang yi donc ñoom ñoo seen wàllu bopp sax dem nañ bay ñoom ñoo doon wax ne donc dañu am ay manque au niveau de leur banque donc kon bu ñu population bi la ñëwee di maye deret comme ça donc lu ñuy rafetlu la daal ñu koy rafetlu véritablement. compréhension bu mu am la par rapport ak situation bi rek parce que Covid 19 dafa bloqué lépp donc surtout lépp tëj donc dem nañ ba centre de transfusion sanguine am dem nañ bay kaas ñoom ñuy woo ak population pour ñu maye moom donc bu gisee loolu noonu lancer un appel pour sauver des vies loolu véritablement preuve de patriotisme dëgg-dëgg la daal loolu lañ ci mën a wax. waaw comme niñ ko ñëpp kam comprendre rek parce que tey jii nii ñun faayu économie Sénégal agriculture da cee bokk donc dañ ko raté carrément donc bu ñu demee ba comme loolu lépp compréhension wu patriotes yi par rapport ak situation économique pays bi daal la buñ ci woowee ndaw yi ñun ñu ne ci àll yoo xam ne daf ñu cee fekk. à chaque fois ñun bu ñu jugee bu école tëjee dañuy dem bay donc bu lancé appel tamit dafay gën a encourager dafay gën a aussi sensibiliser ndaw yi pour ñu gëm ne agriculture moom moo mën a développer réew mi daal. ñu ngi rafetlu appel bi. moo tax it tey ñun ñëw wuyu si. doon loo xam ne tamit dañ ko rafetlu parce que objectif bi du dara lu dul président ci boppam dafa am vision toog xool na jamono ji hôpital yi daal manqué nañ li nga xam ne moom mooy deret mu daal di def appel boobu bi mu ko defee nag ñu ne ñuy ñëw wuy si ko ci parce que man c'est la première fois sax may def don de sang may def don de sang donc Taïf laa jógee juste pour fekkee occasion bi rek juste pour may deret li nga xam ne képp ko nga xam ne patriote la vraiment ñëw na def acte bi nii te tamit mu doon acte boo xam ne c'est un acte patriotique loolu loo xam ne dañ ko rafetlu trop ñu ni kontaan nañ ci lool vraiment c'est une fierté pour ñu contribuer ci effort bi nga xam ne moom lay président Ousmane Sonko di def pour Sénégal. yéen waa Taïf ndax pare ngeen def lu mel nii. waaw pare nañ pour def ko parce que am na patriote yu nekk foofu mais malheureusement dañoo ñibbi Dakar mais ñoom foofu lañ koy defee. mais en tout cas ñëpp pare nañ vraiment pour contribuer ci don de sang bi nga xam ne moom lay parti Pastef les patriotes nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite moom la ñu def ci Sénégal gi yëpp. ku ne Taïf ne mbay Ousmane Sonko ni mu wootee ne patriote yi maye deret noonu la wootee ci wàllum mbay yéen ñi nga xam ne ci village yi ngeen dëkk comme lu mel ne Taïf ak faneen nan ngeen koy waajal. waaw loolu moom ñu ngi koy waajal comme niñ ko defee nii ci don de sang bi rek incha allahu rabbi bu soobee yàlla xam naa ne gars yi moom gëjoon nañ toll lool. waaye gëm naa ne gars yi danañ ñëwaat duggaat ci tool yi pour rien que pour def ko pour Pastef rien que pour Ousmane Sonko rien que pour vision bi nga xam ne Ousmane Sonko ak waa Pastef moom lañu am yéene bi nga xam ne moom lañu yéene Sénégal pour jaarale ko ci mbay mi jaarale ko ci jeunes yi jaarale ko ci activités yi nga xam ne d'habitude vacances lay doon xam ne daanaka vacances ñëpp ci ay football ak nawetaan lañ doon nekk
léegi nag vision bu toll noonu bu ko président Ousmane Sonko amee ñu ne dañ koy rafetlu te incha allahu rabbi gëj ñoo dugg tool waaye incha allahu rabbi danañ demaat dugg ci tool yi ndax Ousmane Sonko bu soobee yàlla. xanaa am mbégte ak contentement bu mag ci geste bu noble bii nii parce que lii Sénégal yëpp ñoo ko war a xam ne dañu war a maye deret parce que am na ay opportunités yu bari yu nekk ci biir yoo xamante ne nii yow mi maye deret sax yaa koy bénéficier donc bu ñu amee sens bokk ci lu mel nii dañ koy sant yàlla sunu borom incha allah di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ceeg alhamdulilah rabil alamin waaw ñun moom du ñu paree pour tout parce que nit ki sa ànd ak moom tamu lay jëmee fu baax nga xam ne fi mu lay jëmee nii lu baax la donc yaakaar naa yow kenn waru la ci jiit bu ne da nga ko bëgg bu kay da nga ko bëgg te dañ ko bëgg donc lépp loo xamante ni teg na ko ci lu baax ñu xam ne lii day jëmale réew mi kanam dañ ci ànd ak moom dem ci ba jeex tàkk passer jusqu'au bout rek. waaw man Ndiaga Dieng laa tudd dëkk Darou Salaam bokk Pastef Darou Salaam. waaw boo gisee ñu koy def suñu njiit di Ousmane Sonko dafa woote ne dafa yëg ni maanaam hôpital yi nekk fii dañoo manqué deret daal ak ci réew mi daal mu nekk geste boo xam ne geste bu noble la mu jiite ko nag bi bu ko defee nag ñu ne war nañ ko mën a def ginnaaw mooy suñu njiit te mu nekk na loo xamante ni lu baax la ndax may deret maanaam boo ko defee rek di nga sauver ay vies yu bëri daal loolu tax daal ñu Pastefu daal fas yéene koo def daal. ndax mbas mi taxul lu mel noonu di am ndax ñu bëri ñemeetuñu dem ci hôpital yi waxati naa di maye deret ndax mbas mi taxul loolu am. waaw loolu moom feeñ na ci bu baax a baax ndax boo xoolee fan yii yëpp ñu ngi sensibiliser bu baax a baax bëgg ñit ñi ñëw daal même boo xoolee ñun suñu membre am na ñoo xamante ne ñëw nañ mais xam naa ne seen volonté moo tax ñu may deret mais man am na ñoo xamante ne ba sancee dem naa fa bëgg ñoo xam ne bëggoon naa la indaal mais koo ci wax mu naan mën naa faa jëlee feebar waaye daal lii daal dañuy encouragé ñi te buñ ci jógee fas yéene ñaax ñit ñi baax a baax xamal ne lii buñ ko defee danañ sauver ñit ay vies yu bëri ndax kenn ku ci nekk sa mbokk bu fa tollee rek dana tax ba yow bu ëllëgee di nga am courage may deret daal. ñu gis Ousmane Sonko wootee ndaw ñi ne nañu dem ca tool ya yéen ñu dëkk Darou Salaam nan ngeen koy waajale waaw ñu ngi koy waajal baax a baax man damaa jàpp ni kenn ku ci nekk ci li ngay yëngu rek maanaam da nga cee war a góorgóorlu baax a baax man mii di wax ak yow fi mu toll nii ci wàllum ñaw laay yëngu waaw man nag fi mu toll nii sama mbokk tey dama leen di ñaax baax a baax nga xamante ne lii mooy suñu liggéey ñu góorgóorlu ci baax a baax boo xoolee fi mu nekk nii masque yi seen nii yëpp dañ koy def gratuite waaw kenn ku ci nekk ne da ngay góorgóorlu ci li ngay yëngu nga fexe see bay sa waar ba nga xam ne buñ ko defee rek lépp sotti ndax boo xoolee sëñ Saliou joxe na exemple boo xoolee xel comme fi mu nekk nii lañ fay bayee lii mu woote it ñi nga xamante ne ñooy ay baykat ñoom it dañoo war a góorgóorlu sensible fexe ba booloo delluwaat ci tool yi daal. ñoo représenté Darou Salam Typ. waaw donc di ko rafetlu rek ndax initiative bi yaakaar naa initiative bu noble la te aussi ñun en tant que jeune nekk ci dëkk bi nekk fi pour développement dëkk bi li ñu war a njëkk a kii mooy question de santé parce que aussi ay banque de sang bu demee bay manqué te ñu ne fii loolu war na mën a nekk moo tax ñu rafetlu initiative bi bu baax a baax ñëw aussi pour def don de sang parce que aussi ça fait partie donc du patriotisme. yéen waa Darou Salam Typ ndax yéen a ngi pare pour def lu mel nii. waaw ñun waa Darou Salam Typ lépp lu initiative bu baax rek boo xamante ne ni c'est pour la société ñu ngi si te ñu ngi dégg loolu pare nañu aussi pour def lu mel noonu. kon tey dañu gis ne Ousmane Sonko ay bànqaasam law na ci nga xam ne gox-goxaan yi nekk biir Touba la wala li ko wër lan ngeen di pare ci wàllu mbay mi comme ni mu wax ne ndaw ñi dellu ci tool yi. waaw ñun moom ci tool yi lañ nekk xëy na am na yeneen profession man professeur la mais aussi damay béy waaw te aussi pare naa pour béy fi mu toll nii moom yaakaar na pare naa pour béy te aussi ñu mandal aussi dañuy béy waaw mbéy moom ñun xëy na fekk nañu ci mais aussi dañ ciy gën a góorgóorlu bu baax a baax. Baba Ndiaye laa tudd jógee commune Ngay mais maa ngi dëkk Thienth dama nekk fii nag Mbacké ñëw représenté fii commune Ngay gépp Pastef Ngay. waaw ñun wax dëgg le don de soi bi ñu wax ci parti bi dañ koo gëm doon lépp lu parti bi doxee pare nañ pour def ko incha allah lii xam nga ay moyens ñun moo ñu manqué ci àll bi waaye bëgg nañ ko incha allah xëy na nag àll bi gëm-gëm bi ñu am ci politique ba tey moo nekk ci ñoom te parti Pastef ni muy doxee mooy le don de soi te àll bi ñoom dañoo tàmm politique boo xam ne nii da ngay ñëw jox leen xaalis ñu door di def te Pastef demewul noonu waaw da yow yaay jël investir ci parti bi au contraire daal di jéem a taxawal say activité loolu tax àll bi souvent dañuy am problème yenn problème yi ndax loolu man mii di la wax damay bay
damay bay maa ngi nekk Mbacké météo damay bay te jeunes yi itam dama am groupe boo xam ne nii presque jeunes yi nekk ci commune bi yëpp ci groupe boobu lañ bokk mais à chaque fois dama leen di wax na leen bu ngeen jàpp loo xam ne nii lu dëgër la dem leen bay à chaque fois dama leen di ñaax loolu parce que réew mënta développé te mënta amul autosuffisance alimentaire actuellement pandémie bii rek gis nañ ko Sénégal bu fekkoon am nañ luñ dundee carrément kon pandémie bi yaakaar naa lu bari duñ ko ci yëg mais nag fi ne nii bu ñu tëjoon frontières yi d'ici quelques mois rek dañuy gën am problème ndax lu tax loolu bayuñu dañoo war a bay dañoo war a dooleel mbay mi ndaxte mënuñoo suqaliku te amuñu autosuffisance alimentaire ñun moom lañ gëm ñun waa ngay te man mii di leen wax itam moom laa gëm mbay lañ am te amuñu beneen moyen boo xam ne nii amuñu usine amuñu dara mbay dong lañ mën a def. man la Mao Mbaye chargé de la communication et de la formation Pastef Mbacké. xam nga geste bi peut-être que daan nañ ko def mais individuellement ku ci nekk en tant que des patriotes daan ñëw dem ci centre de transfusion sanguine di maye deret mais dem nañ ba ak problème mu pandémie bi ñu gis ne banque de sang yi manqué na deret bu ci loolu suñ président daa def appel daan na à ce que tous les patriotes dem ci poste de santé yi wala ci centre de transfusion yi maye deret parce que soxla nañ ko. ci relance boobu la def après mu def lancement national bi commune yëpp nag boo jëlee communes yi nekk Sénégal yëpp patriotes yëpp nag ñoo ngi maye deret fu ci nekk ci la Mbacké organisé tey le 10 journée de don de sang boobu noonu. doonul la nga xam si peut-être que tey lay yem périodiquement lay doon parce que bu ñu toogaatee yeneen 3 mois dañ koy organiser parce que suñ objectif mooy que banque de sang bi nekk Touba bañ a videti de sang. tey ñu gis gox-goxaan yi wër Touba yëpp daal di ñëw tey ci don de sang bi nan nga def ba communication bi nga réussir ko. waaw xam nga via suñu panel yi ak échange ak coordonnées patriotes yi ñëpp ay militants lañ sympathisants yor nañu les coordonnées au site ak panel ci lañ véhiculer le message là te ñëpp ñoo ngi topp aussi l'action de Pastef à travers les réseaux sociaux ci lañ ko ventiler ñu des ak suñuy panel ñu jàllale ko foofu noonu. voilà ñaar yëpp donc dafa doon suñu objectif. bu ñu jógee ci don de sang bi dañoo dem ci VAP mooy vacances patriotiques vacances agricoles patriotiques loolu aussi xam nañ ne ñun insuffisance en riz ñu fi nekk dañ ko doon santé mais doonu la nga xam si atteindre nañ ko xam nga la ñun en tant que des opposants qui s'opposent mais aussi qui proposent ñun ñu xool ne est-ce que du yoon donc aussi ñu jéem a jàpp ci mbay mi ci kaw loolu la suñu président wooyee VAP vacances patriotiques vacances agricoles patriotiques te loolu noonu aussi ñun it à notre niveau ñoo ngi ciy xool bay suñu waar di xool les terres au niveau de la commune et des communes environnantes yi nga xam si ñoo nekk Mbacké ñëpp boo gisee y a les coordonnateurs des autres communes ñoo ngi ci waxtaan après juste après rek dañ ci waxtaan ba xam ni ñuy def ba am les terres cultivables ñu jëm ci exploiter. alhamdulilah ñun waa patriote yu Pastef Mbacké man Papa Ndour en tant que chargé de la massification tey dañu nekkoon ci appelu maanaam semaine nationale de don de sang bu parti bi initié woon au niveau de la localité de Mbacké on a fait notre don de sang macha allah les patriotes ont répondu à l'appel ñëw nañu suffisamment on a fait des collectes pratiquement on a le nombre daanaka bu ñu souhaité woon waaw ñëw nañu en masse malgré actuellement événement bi am mooy problème Covid bi et puis surtout beaucoup de gens aussi tey jour ouvrable dañu nekk ci seen pratiquement liggéey donc duñu mën a libéré wu mais malgré ça la aussi ñu ñëw nañu en masse pratiquement li ñu souhaité woon ba demandé ko au niveau de la banque de sang daanaka le nombre on l'a atteint macha allah. daanaka c'est un acte patriote et noble même appel bi sax ñun maanaam jëmale ko woon rek ci waa Pastef tout citoyen rek au moins dañ la doon woo nga ñëwaale parce que ñun ba ñuy dañoo cibler toute la population sans distinction de parti comprendre nga de ce fait dañu xam ne tey sang ñi koy soxla dans les hôpitaux même yow mi ko mayee tey bu subaa mun nga ko soxla sa mbokk mun na ko soxla moo tax on a fait un appel pratiquement élargi waaw on a appelé tout le monde mais malgré cela les gens sont venus mais contexte Covid bi moo tax pratiquement beaucoup de gens ne sont pas venus. boo gisee pratiquement Sénégal booy tukki rek xool vaste nu mu vasté te pratiquement c'est inexploité donc toute la richesse du Sénégal se trouve là-bas
te en général pendant les vacances les jeunes sont dans les localités te bi ñu fa nekkee en général sport la ñuy def yu kenn xamul donc par rapport ak mbay mi bu ñu ko defee au moins y aura des revenus yoo xam ne dina permettre xam nga quelque chose te déjà booy xool si programme mu Pastef agriculture daf si nekk un point important. Présidente, c'est M. Coly, chargé des élections plénipotentiaires du parti Pastef au niveau du département de Mbacké. sabab bi mooy lan mooy suñu leader kenn ku nekk xam na ko Ousmane Sonko bi nga xam ne xeexam fu mu commencé kenn ku nekk gis na taxawaayam loolu moo tax ba mu demee ba xam ne au niveau des hôpitaux il y a une carence de sang. Il a lancé un appel patriotique et qu'est-ce qu'on avait constaté au niveau national? Il y avait un sursaut national, surtout la jeunesse. C'est dans ce sens-là qu'on a répondu à l'appel du président Ousmane Sonko. boo gisee nit ñi seen bañ a dem hôpital du seen coobere dañuy ragal mais fii je peux dire que c'est une réussite parce que les gens ont répondu massivement à l'appel du parti au niveau local et loolu maa ngi rafetlu loolu di sant surtout vous l'équipe médicale votre dynamisme, votre organisation et votre sens de responsabilité. Je remercie aussi les communes, les représentants des 16 communes qui ont répondu de manière vraiment patriotique à l'appel. maa ngi koy sant maa ngi koy rafetlu trop et je remercie les responsables locaux taxawaay bi nga xam ne dañ ko taxaw bi nga xam ne bu rafet et aussi nos alliés parce que encore une fois nous sommes dans une coalition ouais. tey beneen parti bu ba nga xam ne dafa bokk ci coalition bi bu oote woon on allait se retrouver de la même manière bi nga xam ne tey yow gis nga ambiance bi fi amoon. maa ngi tudd Mbaye Seck ñu am Mbaye Seckum Serigne Saliou ma bokk ci parti bu ñuy wax Teranga Sénégal coalition ak Pastef bi Ousmane Sonko jiite. loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax ndax buñ nee Teranga Sénégal ak Pastef dañoo coalition suñ président di Ousmane Sonko jiite coalition bi kon bu waa Pastef wootee na dañuy maye deret ñun dañuy ñëw ànd ci ak ñoom ndax maye deret dafa doon lu baax loo xam ne nii dafa am solo. ndax sa moroomum doomu aadama manque deret ba mu mën cee loru nga jël sa deret may ko sawee ko loolu lu am solo la dañuy rafetlu axe bi dañ ko rafetlu moo tax ñu ñëw ànd ci ak ñoom. bay kenn ko xam na ne Sénégal li ko mën a soqali mooy bay réew yi nga xam ne dañoo développé yëpp xam nañ ci bay leen jaar te ginnaaw ci bay leen jaar nag moom mu bëgg réew mi développé kon day woote bay. ngir maanaam bëggit ñëpp delluwaat ci tool yi ndax it tey bu fekkee ne ñëpp dañoo maas delluwaat ci tool yi delluwaat ci mbay mi muy mbayum noor mi mbayum nawet bi delluwaat ci jàpp naa ne bu ñu ko defee léegi tey Sénégal soqali ko te loola lim xool ne gis na ne maanaam Sénégal kenn mënu ko defar lu dul bay maanaam moo tax mu wate ko deuxième fois muy ñi nga xam ne dañ fay nekk du sànni xeer nag waaye ñi fi nekk bu fekkoon ne dañoo concentré wu ci bay bi di jàppale baykat yi dimbale baykat yi li nga xam ne dañoo wax ne maam dafa jëm ci baykat yi muy egg ci baykat yi kon jàpp naa ne bay mi dina avancé Sénégal dina avancé waaye dañoo jàppalewut baykat yi. tax président Ousmane Sonko woote ci mbay mi ngir bëgg mbay mi nit ñi delluwaat ci mbay mi ngir Sénégal soqali ko bëgg Sénégal soqali ko moo tax maam muy woo baykat mu woote ñëpp delluwaat ci bay gi loolu it maanaam dafa mel ni ci suñ sang su baax si la ko jëlee. ndax it liñ naan maanaam ñu baax ñu ne ñooy bokk mooy am ndax it sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te amu wér barki dem fan yi rek la woote ne nañ delluwaat ci bay bi ruuji demaat ci tool yi te na ko ay baayam daan defe ay magam daan ko defee noonu la ko defee ñun ñëpp nag ñu am ci yaakaar Ousmane Sonko am ci yaakaar ku ne am ci yaakaar jàpp ne ginnaaw sëñ bi wax na maanaam ku ca dem da nga ca gis sa njariñ nun nag fekkoon na nu waa Teranga Sénégal moom ñu amoon tool doon bay noonu moom dañ daan bay waaye nag jàpp nañ ne ren moom képp ku dem ci tool yi da nga ca gis sa njariñ kon nañ ci ñëpp maasa dellu comme ne ko président Ousmane Sonko diglee jërëjëf ñu ngi leen di sant di rafetlu maanaam ñi di sant waa Pastef ñi nga xam ne nag
ñoo jiite coalition bi ndax it Ousmane mën na koo jiitee ca kaw waaye fii waa Pastef ñii wax dëgg yàlla ñoo fi jiite ñoo woote ñoo def li ñu ngi leen rafet li commencé ci Amadou Lo mi coordonnateur ba ci gi gën a suufee ci biir parti bi ñu ngi leen di sant it maanaam ci da àndandoo bi ñu àndandoo ak it bëgg gi ñu bëgg mbir mi ak jàpp gi ñu ci jàpp di ñaan yàlla heure bi déwén maanaam ñu yor réew mi. Amadou Lo di coordonnateur commune bu Pastef Mbacké en même temps nekk point focal département de Mbacké. di sant mbooleem ñi nga xamante ni wuy si woon nañ si woote bi ñu woote tey ji mu nekk loo xamante ni lu am solo la ndax comme ni ko président Ousmane Sonko woote woon ba fépp si biir réew mi gis nañ ne semaine bi yëpp yaakaar naa ñu ngi def comme lii ñuy def loolu ñu ngi si remercier président Ousmane Sonko si taxawaay bi mu am ak bëgg réew mi ginnaaw loolu dañuy jiital nuyoo beeg ziar bi xalifa général sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba lépp lu mu yéenee liggéey ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba bi mu amee ko nu kawe njortam. Bu loolu jàllee dañuy sant personnel de santé bi fi ñëwoon ndaxte yaakaar naa ne ñooñu yomb leen mbir mi moment bii nii yaakaar naa ne lii di maye deret nekk na lu jafe trop ndax ci moment bi mu amee ndax parfois jëf dina am solo mais mi ngi d'abord ci contexte bi nga ko defee ndax ku nekk xam nañ ne ñii ñu jiite. dañoo def communication boo xam ni baaxul ci askan wi moo waraloon ñu dem ba banque de sang yi daal di manqué li waral loolu mooy seen communication bu bon ndax ay nit boo leen jiite yaakaar naa ne ak feebar bu duggee ci réew lii sa devoir mooy nga dalal leen dëfal leen ñu xam ne kat am nañ kilifa gu leen war a dalal mais moom bi ñu waxee daanaka dañoo tiiloon nit ñi ne leen daw leen dugg seen kër ndax feebar bi day rayé te niñ ko waxee feebar bi c'est vrai am na mais àggul fañ ko àggale. te boo xoolee commune bi di Touba ak Mbacké corona bi daanaka ñoo si gën a nekk victime ndax boo xoolee fii daanaka ñun dañoo manqué lii di ay salariés ñun li ñu xam mooy jóge sa daara ja dem ci secteur informel bi soit nga nekk commerçant wala nga nekk menuisier ba mécanique wala leneen ak leneen léegi nag ñun bu ñu quarantaine daanaka dañoo xañ suñu lépp te ñun yaakaar naa ne daw feebar du tax ñu dëdd ci ni biir kër ba defa dee loolu nag gouvernement bi ñu jiite seeni cuune ak seen tàppale ak seen ñàkk xam fi ñuy teg seen tànk moo waral loolu lépp waaye nag dañuy sant yàlla bi ñu amee koo xamante ni espoir la ci Sénégal ñuy ñaan sénégalais rek boobu kooku noonu buñ ko ratee ñu mu dem ba ñuy naan comme Mamadou Diop wala Cheikh Anta Diop la ñu daloon ci ñoom ngir yàlla buñ ko ratee am nañ benn faux pas bu ndaw buñ defoon ci année élection yi jàll muy 2019 xañ na ñu ngi leen di masawu ndax bu ngeen gisee ñu nekkoon ci terrain bu wàcc ci guddi ak bëccëg di sonn lool lii lañ xamoon ndax jiite rek yomb na mais njiit bala nga ko xam dëggantaan jafe-jafe am te bi jafe-jafe ñëwee wane na ak cuuneem ak ku tappaleem ak njunjaay yi mu nekk woon ci réew mi Sénégal yàqoogut Sénégal ñàkkoogut ndax am nañ kuñ naan Ousmane Sonko muy koo xamee ndaw ñëpp am nañ espoir ci moom ndaxte moom kat yaakaar naa ne bu fekkoon moo jiite réew mi dana tal leneen lu toog biir palais di ludo ndax gis nga ko fi mu ne nii la preuve lii mu woote bi mu gëstoo ba ne banque de sang yi nekk ci Sénégal yëpp dañoo vide dafa woote appel bi toogul ne damay xaar ba jot ci réew mi déedéet dafa woote appel ne leen jug leen ñu maye deret ba pare nag mu ne li may woote maa say jiitu kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm waa rafetlu gi mooy dañoo gis ne comme ni ma ko waxee sànq rek ndax nemmeeku woon nañ ne réew mi dafa manqué deret li ko waral mooy mbas mi kenn ñi wut a dem hôpital ndax niñ communiqué ci communication bii nga xam ne ñi fi nekk chaque jour ñi ñuy wax ay cas communautaire ay cas contact yoo xamante ni jàpp naa ne ñun loolu sax yàlla nañu sim tey lim bi dañ ko nattoon léegi na nañ fexe ba ñu am 50 mais dem nañu mujj finalement ñu ngi ci 55 ñu maye ak ñoo xam ne ñëw nañ mais mujj ñoo mën a maye ndax itam personnel de santé bi ñëwuñu rek pour ku ñëw ñu jël la dañ lay xool bu fekkente ne sa wér-gu-yaram may na la ko wala amoo benn jafe-jafe boo xam ne da nga war a maye deret ñu roog lay jël fekkee xool nañ la ndax bëri nañu ñu xool mënuñu ñu leen kat bàyyi leen bu beneen yoon te lii appel la boo xam ne parti bi tàmbali na ko te incha allah bëgg nañ pendant 3 mois banque de sang bi nekk hôpital Matlaboul Fawzayni ñun ñoo koy engagé jaayante ko ndax ñun parti pas-pas la parti boo xam ne ci Pastef lay dox bëgg nañ durant ñuy nekk ci biir réew mi ñoo xam ñu nekk ci pouvoir moo xam néewuñu fi mais bëgg nañ dootu manqué mu muy sang waaw mbay mi comme ni mu ko wootee xam na ne réew mi boo génnee ci mbas da ngay am crise alimentaire te gis nañ li ci ëpp solo mooy faaw ñu dugg ci tool yi ndax mbay dundee yaakaar naa ne sëñ Fallou bu doon ba mu ko wootee wuy si woon nañ ko yaakaar naa Sénégal weesu na fii
Ousmane nag deful dara lu jottali woote yi kilifa yi woote woon ndax sëñ Mountakha moo njëkkoon a woote ne kat delluwaat leen ci tool yi ndaxte xam na ne après mbas mi crise day am te gis nañ ne mbas mi buñ jàllee ci tool yi buñ bayee ñëpp àndoo bay yaakaar naa incha allah nawet bi bu nangoo dañuy fàtte crise ndax Sénégal dañuy dund social ndax boo xoolee fii kenn nit moom mooy gàddu fukki nit kon yaakaar naa ne crise bi lu métti métti buñ delloo tuuti rek seen borom mën nañ cee musal ba ni muy méttee ci yeneen réew yi du ko méttee. waaw encore une fois ma leen sant yéen itam di leen gërëm di tàllal loxo Sénégalais yi comme ni ko président Ousmane Sonko defee Sénégalais yëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw ci adhéré ci projet bii Pastef woote muy kat loo xam ne du dara lu njariñal askan wi fexe ba mën mii li ma sonn samay doom bu ñëwee duñ ko sonn keneen ak keneen fexe bu ëllëgee samay doom bu ñëwee danañ fekk njàng mu baax danañ fekk paj bu baax danañ am ñu leen teel seen sécurité ba yow doo am ragal a dox minuit wala benn heure. yaakaar naa am réew bu la assuré ñett yi sécurité santé éducation defal na lépp te yaakaar naa dans bientôt bu ñu wuyee Ousmane Sonko si li mu bëgg yaakaar naa ne suñuy doom bu ñu nee ba toll 18 ans am 20 ans dinañ mën a concurrence ak Émirats Arabes Saoudite wala Dubaï wala Allemagne wala feneen ak feneen kon ñu ngi leen di woo si li nga xam ne ni mu lañ taxawal muy projet bii Pastef di ko doxal na Sénégal yëpp ñëw incha allah yaakaar naa ne suñu boom dinañu may ndam ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di sant mboolem ñi nga xamante ni ñoo ngi ci coalition bi ak ñi nga xam ne ñoo jógee ci commune yi ñëw nañu wax dëgg yàlla taxawu bis bi niñ ko foogee woon jéggi na doye loolu tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaw ñu xam ne rek jaamu yàlla la ndax yaakaar naa ne maye deret moom bokk na ci jaamu yàlla yi gën a foor kon yàlla nañu yàlla fay jëf gi bi jaay Seydina Muhammad